bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar moom Talla Gadiaga nekk itam maire sortant fi nga xamante ni moom moo di commune bu Malika moom Talla Gadiaga gannaaw bu mu sampaatee ndëndëm ci yile ñeenteelu mandaawam commune bu Malika nag daal di nañ koy wóolu bu baax daal di koy tabaat mu daal di toog ci mairie bu Malika mu nekk ñeenteelu mandaawam moom Talla Gadiaga gannaaw nag confiance bi waa Malika am ci moom ndax liggéey bu am solo ba mu doon liggéey. ma ni leen bi ñu door a nekk maire ñaari défi majeur lañu amoon pour natt développement dëkk da ngay xool ndax ñu ngi jàng wala ñu ngi faju loolu am fi woon en fin de compte fexe nañu ba njàng mi ngi dox ba ñu am dem waxuma sax de on avait une seule école primaire maintenant on en a 5 on a 2 collèges on est en train de construire un lycée loolu nañ ko teg fële. bi ñu nekk maire benn dispensaire moo fi nekkoon ñu koy wax dispensaire Amadou Anne je prends à témoin mon collègue Ablaye Sow de la Sonatel benn dispensaire moo fi amoon maintenant on a 5 postes de santé ces défis relevés quand j'aurai moo nekkoon ak président de la République dama ko naan bëggatuma sax centre de santé un hôpital départemental la bëgg te loolu moom moo am compétence def ko beneen défi majeur c'est les frontières de la commune de Malika fan la Malika commencé fan la yem surtout ci boori géej bi ñëpp xam nañu léegi ni la bande de filao li ko commencé ci goudron bi jëm ci biir dëkk bi dañ koy mujj jariñoo ñëpp a ngi daw pour jariñoo ko au détriment de Malika duñ ko nangu et dinaa wax waa Malika yëpp ñu taxaw comme benn soldat duñ ko nangu ay jàmbur yu am ay milliards ñoo ko séddoo ba pare di ñu jëñ dëmb te ñoom ñooy dëmb yi. moom Talla Gadiaga ren nag daal di effacé équipe bi nga xamante ne moom moo fa nekkoon daal di indi équipe bu yees ngir Malika mën a jëm kanam ñu gën ci ràññee premier adjoint au maire mu nekk Alioune Badara Dia deuxième adjoint bi nekk jigéen ñu gën ko xam ci Racky Diaw troisième adjoint au maire di Ablaye Ndiaye ak quatrième adjoint au maire di Ami Diop moom Talla Gadiaga gannaaw nag bañ doon tëral bi le bureau àllarba bi ñu weesu moom Talla Gadiaga daal dina yëkkati ay kaddu cant ak ngërëm waa itam feddaliwaat kóllëreem ci digganteeg population bu Malika ak kóolite guñ ko kóol bañ ko mën a tabaat mu nekk ñeenteelu mandaawam foofee ci bokk moomeel bu Malika ñu daal di koy teewlu moom Talla Gadiaga. On m'a dit une fois quand Libération a titré le monsieur le maire au tribunal ñu ne ma demal ci télé yi nga wax ni man dama demul benn télé li muy wax c'est local waa Malika laa war a expliquer bu waa Malika gën xamee li ci sama yoon nekku ci dañ leen di fay rek ñuy bind ce journal a même écrit au lendemain du scrutin le baobab de Malika est indéboulonnable féete wuñu fenn seen wax intéressé wu ma man ñii jugé ma moo ma gën a ñooñu jugé ma ñoom duñu tous alors la frontière de Malika ñoom sax bokk nañu ci ay jàppale am na certains services techniques de l'État ay DSCOS ay yenn ñoom bëgguñu woon sax ma nekk maire parce que ñu ngi doon jàppale ñi sàcc Malika ñu ngi jàppale ñi sàcc Malika ba pare nag dans le brouhaha ñu defee ni waa ñun ña la duñ gis ne ñoom ñooy sàcc yi lotissement bi fi am c'est pas un lotissement qui appartient à Malika état bi moo fay bor waa BRT moo yëkkati waa Grand Médine war leen a fay moo yëkkati waa Cambérène war leen a fay yëkkati waa Malika war leen a fay ni awma suuf mais maa ili forêt bi daggal leen 37 hectares ñun amuñu ci dara waa Malika état bi dañoo bëgg ay la yeween forêt bi ci ñun la nekk bu ci joxe ab jàmbur xanaa mu jox ñu ci ñun tamit. moom Talla Gadiaga nag gannaaw lu ni mel jox na kaddu ki nga xamante ne moom moo di premier adjoint am moom moo di Aliou Dia. yëg-yëgu comme bépp waay ngëm rek sant yàlla gëm ni lépp lu am yàlla la mais aussi bu ñu sante yàlla ba noppi yàlla daf ko jaarale ci waa Malika ñooñu aussi ñu leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax ndax nee naa si njëlbeen y avait plus de 6 listes 7 listes ñoo fi nekkoon waa Malika porte seen choix ci ñi ci ëpp ci Benno Bokk Yaakaar ki ci topp ba tey jii ñu doon installer le conseil municipal maanaam liste bu nekk am na ñu fa bawoo ñëw war a siéger conseil municipal donc
noonu ko waa Malika defee ci démocratie ak exemple bi fi am tey nee naa c'est la vitalité de la démocratie moo feeñaat tey ci Malika. Sénégal c'est un pays démocratique mais Malika mën na nekk Sénégal en miniature ci ni muy doxalee démocratie am ndax. gannaaw nag vote bi ñu def ñu daal di koy votel mu daal di gagné nekk premier adjoint au maire moom Aliou Dia nee na am na mbégte kontante gannaaw buñ ko tabbee premier adjoint ndax nag commune bu Malika nekk na commune boo xamante ne ni population bi dafa am complicité ak fi nga xamante ne moom moo di mairie municipal bi ba tax na moom nee na laata moo gën a kontaan faw rek mandat bi jeex su boobaa buñ ko tegalee réalisation am ba commune bu Malika ne waaw su boobaa lay gën a kontaan mu xam ne am na ndam. xam nga gouvernance locale dafa am benn phase bu mu jaar ba egsi fii tey dañu nekkoon acte 2 ñëw ñu nekkoon ay communes d'arrondissement acte 3 ñëw ñu nekk des communes de plein exercice kon évolution boobu ba tey jii nii ce qui veut dire am na ay mutations yu bëree bëri vis-à-vis l'administrateur et les administrés donc tey nee naa bu njëkk bi de mën nañoo juum fal la ñu danoo juum mais boo fi bëggee toogaat yaay fal sa bopp waa Malika renouveler seen confiance ci ñun une fois 2 fois 3 fois tey ñu jox ñu 4e mandat donc ma damay wax ni mérite bi revient au Malikois te incha allah dana war a nekk benn joxonte loxo xam ni Malika moo ñu gën a rëy ndax fi mu jaar def nañ ci élection yoo xamante ni macha allah def nañ ko ci jàmm ba yàlla jox ñi mu jox ndam vraiment ñëpp di leen ci féliciter mais félicitations yi aussi dañ koy delluwaat comme li may wax rek ci askan wi ndax tey nee naa képp ku inscrire ci liste électorale yi am nga sañ-sañu ñëw laaj mais bu ñu defee seen choix ni ñii ak ñi leen bëgg ñu représenter Malika donc tey dañ fi war a toogal képp ku nekk Malika sans exception warul am ay parparloo ci affaire parti pour man jeex na depuis le 23 janvier tey Malika moo taxaw. opposition fi muy amee rek mooy bu nu tegee dara ci kaw table ji loo xamante ni gënul ci Malika képp ku nekk da nga war a wane sa ñàkk ànd si loolu bu nu tegee loo xamante ni jàpp na ni lii gën na ci Malika c'est un projet boo xamante ni mën na def lu baree bare biir Malika ku nekk da nga ci war a xar sa tànk tubéy ngir loolu sotti ñu bañ a xool ay parparloo bañ a xool parti politique. waaye yéen bi ñu ko sas moom mu ngi xamle ne rek nekkul yéen boo xamante ne dafa ciy daal di békk bala moo békk faw mu réaliser li nga xamante ne ni commune bu Malika dañ naan waaw te duñu rëccu benn yoon nuñ ko falee woon. en terme de réalisation physique yaakaar naa liñ fi def jaratul ñu koy wax ndax nee naa campagne électorale wees na xëy na wax nañ Malikois yi loo xam ne dal na seen xel wan leen ko ci suñu liggéey ba tey ñu renouveler seen confiance boobu ci ñun. dafa am nag beneen aspect boo xamante ni c'est le bilan immatériel lu kenn mënta teg baaraam ak nangam loolu bokk na ci social. y a beaucoup de défis yoo xamante ni aussi mu ngi ñuy xaar par rapport à la jeunesse te jeunesse boobu itam ñu leen di tàllal loxo ñëpp xam ni ensemble ñun ñoo mën a liggéey Malika dañ ko bëgg a liggéey ba nga xamante ni dina nekk commune phare ci département bu bees bi ñu nekk muy département Kër Massar bëgg nañ ci côté cadre de vie ñu améliorer cadre de vie bi ni mu mel ndaxte aussi gis nañ yeneen communes yi bëgg nañ aussi si wàllu environnement Malika toutes les ressources environnementales am na fi toutes les ressources nag donc loolu war nañ ci indi ay coppite war nañ ci indi ay liggéey ci aussi côté jeunesse bi xam naa ni jamono bi moom li gën a métti mooy jox nit am xëy mais nin alternative bi nu mën a def gën ko mën a renforcer mooy fexe ba jeunes yi am ay formation parce que tey jox nit ku nekk liggéey xaw na jafe mais fexe ba nit ñi am formation am xam-xam boo xamante ne tey bu nu gisul état dinañ mën a liggéeyal seen bopp ngir jariñ seen réew ngir jariñ seen famille yaakaar naa programme yooyu mu ngi suñu kanam ak yu bëree bëri te tamit yemul foofu rek parce que ouverture bi moom déjà ñu ngi koy lancé ñëpp képp ku am xalaat ci domaine bu mu mën a doon nan jàpp ni fi mu toll ni Malika moo soxla du monsieur le maire moo soxla du le premier adjoint maire moo soxla donc soxlay Malika nag li day diversité la ñi dañuy gis ni lii lan fi leen war a taxaw gis ni ñi ni fee leen war a taxaw mais nag en terme de priorité xam nañ Malika fi mu toll nii moom côté cadre de vie vraiment am na liggéey bu bëree buñ ci war a def loolu moom bokk na ci suñu projet phare ci mandat bi ñu jëm yeneen ni si des nag comme li ma wax rek yooyu ay kii ay besoins sociaux la yoo xamante ni mu ngi fi aussi te incha allah dinañ def le tout ba apporter ci lépp lu nu man ba 2027 parce que nee naa félicitation bi man bëgguma ko dégg tey
félicitation maa ngi koy xaar 2027 buñ taxawee ak Malikois yi ñun leen li ngeen ñu joxoon tey def nañ ci lii ak lii ak lii ñu ne ñu bravo félicitation keroog bu boobaa laay siggi mais tey jii bu nu falee dañu war a dëgg la neex na lool ci xol mais tamit feet la mais liggéey bi mu ngi fi ba tey te liggéey boobu nag dañ ko war a wéyal ba 2027 man daal sama victoire maa ngi ko jàpp 2027 ci laa jox rendez-vous jeunesse bi ci laa jox rendez-vous waa Malika gépp